salaamaaleykum mbokku sénégalais yi mbokku moodu yi ma amaat mbégte bu baax dajawaat ak yéen pour waxtaan ak yéen ci ñaari point yoo xamante ni dafa ñu soxal bu baax a baax a baax a baax ñun moodu yi xam ngeen ni depuis fan yëpp ñu ngi wax ndimbal loo xamante ni dafa war a jugee Sénégal jëm si fii si ñun mu toll ci montant bu ñuy wax 12,5 milliards de francs CFA xaalis boobu nag dafa bokk ci benn enveloppe de 1 000 euros boo xamante ni président de la république daf ko dégager pour faire face au Covid-19 ñu ngi koy tuddee aussi force Covid-19 xaalis boobu ñu ne dañ ko pàcc pour jox ko Sénégalais de l'extérieur yi ba jàpp ne rafet na lool waaye dafa am loo xamante ni boo ko xamul mënoo ko sóoraale dañoo xayma rek 12,5 milliards ci ban base lañ ko defee ak naka lañ ko naka ban critère lañu dégager enveloppe boobu il faut ñu waxtaanee ko xam nga ni le Sénégal ba fii ñuy toll nii di wax ak yéen te kenn mënuñu cee démentir amul un fichier exact boo xamante ni doomu sénégalais yi nekk ci bitim réew yépp ñu ngi ci fichier boobu boo fëggee le ministre des Sénégalais de l'extérieur wala le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur amul ci ñoom kenn ku la mën a yëkkati benn fichier sàngam jox la ko ne la fichier bi ci la doomu sénégalais yi nekk bitim réew yépp nekk kon dana lañu nit ki nag boo xamul nu mu toll xaw ma nañ ko mën a sóoraale mais lu ci mënul am jël nañ 12,5 milliards jox ko les Sénégalais de l'extérieur beneen bi ci topp mooy xamuñu cartographie Sénégalais de l'extérieur yi xam nañ rek que les Sénégalais sont partout dans le monde ils sont presque dans les 5 continents mais mënuñu la wax exactement fan la ñu ëppee fan moo ci topp fan moo ci toppaat loolu nag c'est liggéey la ñoom waa état du Sénégal waa gouvernement du Sénégal ñoom ñoo war a am xam-xam xerañte gu leen permettre ñu mun a quantifier seen ay doomu yi nekk ci àll bi ak fan la ñu ëppee ak fa ci topp loolu defuñu ko ñu dégager 12,5 milliards francs CFA pour ñun les Sénégalais de l'extérieur ñu ngi ci sant bu baax a baax di ko rafetlu démb dégg ngeen benn audio buy dox ci guddi gi di koy paasante muy kàddu yoo xamante ni son excellence l'ambassadeur de la République du Sénégal à Rome Pape Abdoulaye Seck ou docteur Pape Abdoulaye Seck moom moo ko def ñu ñuy xamal ci audio boobu nañu première tranche ndimbal li agsi na d'accord agsi na mais ñaata la son excellence waxoo ñu ci audio bi ba léegi première tranche boobu ñaata la deuxièmement waxoo ñu tranche boobu aussi ban commission nga mettre en place pour war ko mun a séddale fooye nañ rek ci wewu nag que ni dinañ mettre en place benn comité boo xamante ni yow yaa koy jiite comme ambassadeur d'accord nañ ci parce que xaalisu état la il faut que mu jaar ci circuit étatique après yow consul général wala consul yi war nañ ci bokk d'accord nañ agent comptable bi war na ci bokk d'accord nañ parce que xaalis la bu ñu war a manier nga ne député de la diaspora yi war nañ ci bokk d'accord nañu bien que ñun amuñu chance parce que suñu ay député ñu nga Sénégal toog mais d'accord nañu ñun dañuy tànn ci ñun moodu yi yaa xam ci association yi lay jóge wala daayira wala personne ressource la benn buy ñëw toog ci commission boobu ma ne man foofu rafetluwuma ko parce que bu fekkee ne xaalis boobu alal jooju ci Sénégalais de l'extérieur yi la war a jëm seen xaalis la kon ñoom bu fekkee mënuñoo ëpp ci biir commission bi aussi nañu fexee gox bu nekk fii ci Italie bu ñu ko daggee ñetti gox muy centre nord sud wala nord centre sud bu ñu ko pàccee fu ci nekk war nañ faa mën a jël ñaari nit mu nekk juróom-benn nit ñu ñëw dugg ci commission boobu ndax dina jafe lool diw sàngam bi nekk Brescia dem di représenter Sénégal yépp ci biir commission bi war a identifier Sénégal ya nekk Cagliari te nekk ci jafe-jafe yooyu wala identifier Sénégal ya nekk Bari wala Napoli wala feneen te nekk ci jafe-jafe yooyu kon dafay compliquer lool bu fekkee ni que da ngeen bëgg jël benn ci ñun dugal ko ci ñuy ñaan rek ngeen dolli jël ñaar fu ci nekk parce que jooyanti du weesu
nit ki mun na def ay mbiram ba pare déglu ñu jooyanti ko mu d'accord ci jël jooyanti boobu nañu xool ci pàcc ñetti région yooyu muy le nord le centre et le sud fu ci nekk ñu jël fa ñaari nit mu nekk 6 personnes ñu boole leen ci biir commission boobu ñu déggaat si sa biir audio nga ni xëy na man maa déggul olof parce que man ci olof boo ne ma téeméer mooy 100 ci olof man boo ne ma téeméer mooy 100 boo ne ma 100 mooy jàpp naa ne moom mooy téeméer ñu ne première tranche boobu ñëw ñetti personne wala ñetti sujet la concerné ki ci jiitu mooy ki nga xamante ni yàlla dafa def mu wàcc liggéey ci wàllu ci coronavirus bi ñu ne da ngeen jox njabootam ñeenti téeméeri euro buñ ko déggee mooy 400 euros ngenewaat su loolu weesoo ki feebaru coronavirus di nga yëkkati juróom téeméer euro jox ko mooy 250 euros bu fekkee sama olof leer na donc beneen bi ci des mooy ñi nga xamante ni dañu doon tukki di fi transiter jaar fi wala ñu ñëwoon fi waroon ñibbiti tak fii ñooñu aussi di nga leen dimbale amuñu ci problème mun ngeen leen dimbale parce que ñun ñëpp ay Sénégal la ñun ñëpp ñoo yem ci xaalis bi waaye bu fekkee ni noonu ngeen ko nar a pàccee muy ci ay 400 euros ak ay 250 euros dina doy waar lool parce que du loo xamante ni lu dérisoire la du consistant pour mun a ndimbal loo xamante ni nit ñi dañ ko wax naam man d'accord naa ci xaalis bi na ñëw ànduma ak ñi nga xamante ne ñëwoon nañ bàyyi xaalis bi Sénégal tabaxee ko ay hôpital extra d'accord ma ci parce que dama ni mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk bu fekkee ni que dañu dégager xaalis pour sénégalais yi war leen ci jëndal ceeb war leen ci defal lii war leen ci defal lii war leen ci defal lii bu ñu ci xalaatee ñu aussi yëkkati jox ñu ko dañ ko war a récupérer parce que naam man xëy na mun naa ko bañ a soxla waaye am naa benn mbokk boo xamante ni xëy na 100 euros ya mu ci am dina ko mun a amal njariñ boo xamante ni dina mun a téye dignité dina mun a dund ci ay fan yoo xamante ni kenn du suturaam du xaawee ko noonu laa ko comprendre mais bu fekkee da ngeen nar a indi xaalis boo xamante ni ay 100 euros ki 200 euros ki ay kii ngeen di jël di ko pàcc te mënoo leen ñu wax pàcc première tranche bi ñëw ñaata la deuxième tranche ñaata la ak ñaata tranche la war a nekk je crois que loolu ça commence à poser un problème dafay tey xel leneen li mooy su fekkee ni que dañuy dégager xaalis pour les Sénégalais de l'extérieur dafa war a am ay critères d'éligibilité wala critères de priorité ça dépend noo koy waxee priorité bi ci jiitu mooy xam Sénégalais fu ñu ëppee raw na leen parce que xamoo leen ko mais kon jàpp naa ne critère bi ñu ci waroon teg mooy dëkk yi ni ñu impacté wala pays yi ni ñu impacté te su boobaa jàpp naa ne Italie mooy réew mi nga xamante ni moom moo njëkk a confiné à part Chine ñoom ñoo njëkk am ay confinement ñu tëj leen ci kër yi donc jafe-jafe yépp fii la commencé à part Chine fii la commencé en si àdduna sax li xew Italie ci la ñu gën a yëgee sax coronavirus que li xew Chine c'est après qu'ils ont compris que Chine la jógee kon balaa ñoo xalaat kenn wala ñu xalaat jox kenn damaa jàpp ne ñoo waroon xalaat jox Italie ba pare ak réew yi nga xamante dañu impacté comme ni Italie impacté mais xëy na ñàkk jox cër bi ñu ñàkk jox cër moo tax kenn considéré wuñu ci lenn kenn boole wuñu ci lenn ñuy ñaan rek ngeen xam ne da ngeen nekk sur un terrain inconnu jël leen xamoo leen sociologie zone yi xamoo leen sociologie moodu yi jël leen ay nit yoo xamante ni am nañ expérience bi ñu mun a ànd ak yéen dimbale leen pour que mu amal leen njëriñ d'autant plus que ñi ko waroon def malheureusement nekkuñu fii ñu nga Sénégal fa la leen coronavirus bi tëj mooy sunu député yi beneen mbir bi mooy le rapatriement des corps xam nga nit ki même su génnee àdduna dafa am ay droit ci droit yooyu bokk na fi mu bëgg ñu suul ko fa alors fii l'Organisation mondiale de la santé OMS dafa joxe une recommandation nag du loi du règle dafa joxe recommandation c'est comme si dafa joxe benn avis boobu nag dañu war a xam yow miy gérer réew mi est-ce que avis boobu culturellement arrangé na la woy ou non parce que ñun ñi nekk fi Italie am nañ ay Sénégal yu fi wàcc liggéey ci coronavirus tubaab yi defar nañ leen ba pare tëj leen ci ay kees yëkkati ko jox ko Sénégalais yi mais yéen jàpp ngeen ne Sénégalais yi jàpp ngeen ne tubaab yi bu fekkoon ne que leer na leen ne kees googu noonu wala cercueil boobu dafa nar a contaminer Sénégalais yi est-ce que tubaab yi dinañ leen ko jox déedéet mais xam nañ ne amul benn risque moo tax ñu yëkkati kees gi jox leen àndu ñoom sax Sénégalais yi ñoo jël kees yi dem ak moom transporter ko yóbbu ko ci armée yi wàcce kees yi jullee leen takk ci seen ay buum yor ci kàmb gi ñaanal ko kon nag de la même façon
nañu xam ne bu ñu joxee suñu néew yooyu daf ko ci ay cercueil war nañu mën a transporter ci cargo yi mu dem ba Sénégal état bi encadré ko rek mi ngi commencé par informer les Sénégalais ne leen nag li fi xew nii am na suñu doom yi nekk ci àll bi ku ci wàcc liggéey dinañ la indi waaye ngir yàlla famille buñ ko ci jox na nga jàpp ne waroo ubbi kees gi na nga jàpp ne waroo tendeefal kees gi bu accès na nga ko jël nga ñaanal ko dem denc ko ci su boobaa war na mun a jël sax ci derrière chaque cercueil mu teg ci benn agent des forces de l'ordre mu accompagner leen ñu dem def li ñu bëgg def ba denc seen néew su boobaa jàmm na ñooy dañu nekk ci moment boo xam ne nii tension warul am dañu nekk ci moment yoo xamante ni dañu war a dal moment yoo xam ne dañu war a réfléchir moment yoo xam ne dañu war a jaamu suñu borom ñaan suñu borom mu dimbali ñu comme ça Covid 19 bi gaa fi jógee kon nag bu ñu fi créé lenn loo xamante ni bu ëllëgee dafay créer ay tension daf ñuy gën a tardé rek te daf ñuy tey tax àdduna gën ñu ŋàbb kon nag ñu ngi ñaan xaalis bi d'abord bu ñëwee ku ci war a am téeméer nañ ko jox téeméeram ku ci war a am junni nañ ko jox junni te kooko jot téeméeram ak junneem na xam ne xaalis boobu mu jot noonu xaalisam la moo ko moom du xaalisu kenn mayu ko kenn saraxu kenn dimbalewu ko xaalisam la moom moo ko moom parce que ci réew mi la ñu bokk leneen li ci des mooy président de la république certainement qu'il a été mal conseillé ñu ngi koy ñaan mu dellu en arrière dañ koy ñaan de vraiment forcé wuñu xeexuwuñu xulowuñu dañuy ñaan ñu ngi ñaan président de la république mu reconsidérer la position du Sénégal sur le problème du rapatriement de corps na récupérer ay doomam na créer ay conditions yu ay doomam yu nekkoon ci àll bi wàcc liggéey mu na créer ay conditions yu mu leen récupérer indi leen ci réew mi tëral leen ci wetam ñaanal leen yokkuteem rek lay doon asalaamaaleykum wa rahmatullah